Assane Lo ñu ngi lay jaajëfal ci nangu bi ñu nangu dalal ñun waa bloc de Maty 3 Pommes nit ñi xàmmee nañ la bu baax a baax actuellement kenn dootu la présenté ci dañuy dooree débat bi ci série Idole bi gis nañ rôle bi nga fa am mu doon rôle boo xam ne sax parfois ñu bëri dañ ci xool di la ci xoolaat parce que xaw na doy waar tamit ban est-ce que amul impact par rapport rôle bi ak sa famille ak sa entourage parce que koo xamante ne day violé ak yooyu yëpp noonu. waaw c'est vrai que loolu xaw na yéeme et puis kontaan naa trop ci question boobu noonu di leen dalal di leen wax na leen dalee nag jàmm di wax di nuyu sénégalais yi di nuyu aussi képp ku dul sénégalais sax nekk ci diaspora bi yëpp di nuyu képp koo xam day bëggee Tandian di bëggee tamit Idole même yeneen séries yi sax ñi koy bëggee te ñuy sénégalais du nekkuñu ko maanaam maa ngi leen di nuyu di leen fay loolu c'est une très bonne question puis li ma ci neex mooy man maa bëgg jouer loolu. Pourquoi? Voilà parce que nit ki pour man un artiste exemple quand tu te dis que je suis artiste il faut toujours jouer ce contraire wala nga jouer loo xam boo ko réussir rek nit ñi ne noonu nga mel et je suis content le fait que nit ñi ne ma nii nga mel wala di ma jaawatle donc ça veut dire que j'ai réussi. mais est-ce que mënul le porte préjudice en quelque part ñu en quelque sorte ñu yaakaar ne noonu nga mel. waaw mais xam nga ci àdduna la ñu ne te àdduna nag moom ku ciy dund munoo di nekk ci lu jub chaque jour su may wax lii nag bu nit ñi jàppee ne damay def lu dëng wala dañu ne ci lu dëng mais nit ku ne yaa ngi def loo xamante ni bëggu keneen yëg ko ay nit lañu personnage ak la personne il y a une très grande différence man tey je suis pas un saint du ma xutba du ma wàlliwu nit laa damay lekk suukar ak xorom di fay bor di am bor kon donc am na yoo xamante ni exemple bu nit ñi la gis ci télé bi rek ne noonu nga mel ñu jugé la ci loolu quoi yooyu man pour man dépassé nañ loolu préjudice bi ma bëgg bi ma indil mooy c'est vrai samay soppe yi ñoo ciy rey seen bopp des fois parce que ils n'ont rien compris mais man ñi ma jege ak sama famille xam nañ ma kon donc peut-être ñeneen ñi suñ ma jegee tamit dinañ ma xam mais mënu ma wër ci àdduna bi yëpp naa leen nii laa mel. mais am na beneen. vas-y. mais am na ci beneen wàll boo xam ne ñu bëri dañoo yaakaar ne mooy aspect bëgg jigéen bi loolu ça va avec ta personne. mais non comme tout le monde man macha allah yàlla dogal na ne rëcc naa ci góor jigéen macha allah rëcc naa fi doon ni kenn du ne Tandian góor jigéen la dama koy sant yàlla jamono ji ñu toll nii bëgg jigéen a gën bëgg góor. mais est-ce que kuñ ne bëgg jigéen dafa bëgg jigéen est-ce que du excès tamit moo tax. mais jigéen ñëpp ko bëgg. mais attends voilà raison boobu moo tax nag tamit boo ci xëree tamit xër la rek àdduna la tey jii mi ngi mel ni nga ne alal ak lekk ak diine am nañu xër ci diine am nañu xër ci alal am nañu xër ci leneen ak leneen. mais xër ci jigéen tamit défaut la. mais jigéen nit la. te lu yàlla défaut la tamit. non du défaut. kon bëgg diine kon trop défaut la. non mais bokkul bëgg diine ak bëgg jigéen du benn. bëgg xaalis trop défaut la. bëgg xaalis ak bëgg diine du benn. non waxuma diine dama ne la. bëgg xaalis ak bëgg jigéen sax du benn. déedéet àdduna moo tëddee noonu kon ñi bëgg góor nag te ay góor. non mais bokkul loolu déviance la. loolu non déglu ma rek sëñ bi ñun ñëpp on est né par la sexualité fii kenn course indiwu ko fi dañ koy wax te dee jamono ji ñu toll nii nag fësal li nga doon ñi koy mën bariwut li nga doon dëgg góor yàlla moo amatul ci jamono ji barki borom Tuubaa góor yàlla dëgg laaj ko xale yu jigéen ñi bareetul. mais lan nga dégg ci góor yàlla dëgg. merci beaucoup góor yàlla mooy gis nga dafa am loo xamante ni ci jamono ji ñu toll nii nit ki ku ci nekkul ku ne am na ku ci nekkul a jege wala yaa nga ca bañ ko wax gis nga bëgg jigéen ci góor dafa am solo c'est pas parce que comme li nga wax je te comprends excès bi non tolluwuñu foofu ay góor lañu ay gentleman lañu xale yi jigéen ñi dañ lay gis bëgg la comme ni la góor ñi di bëggee mais yow yaay am nooy toll gis nga jamono ji góor gu set bëgg sa bopp am jom xam fooy teg sa tànk am mayen am tës doon góor yàlla dëgg jigéen da lay bëgg kon il faut nga bëgg leen. góor yàlla dëgg bi la góor yàlla dëgg ba léegi ñëw ko si jaay. waaw non góor yàlla dëgg-dëgg bi mooy góor dëgg jamono ji yow bareetul góor dëgg-dëgg nga xam ne ni da nga koy yëg nga xam ni kii góor la di sañse solu góor di def yëfu góor bareetul mais xoolu góor ñi ku ci ne mi ngi diw mi ngi puudaru mi ngi wañaaru di def yëfu jigéen
mais voilà di takk sax seen léegi seenu ndigg ay góor di takk ay seenu tànk ci yoo xamante ni si ay jamono dañ ko doon gisee ci ñeneen kon man su ma demee nag attends saa yi man damaa doxal ci ay caaxaan. mais ñooñu est-ce que duñ la doon ne la mode la quoi. non attends ñun ñëpp on est victime de la mode mais ak i moddam man damay topp mode mais nag dafa am foo xam ne mode bi mode góor la lii mode jigéen la góor guy takk seenu ndigg loolu mode la yëfu dof la même bu dee mode bul topp mode boobu xam nga tu sais moi je te dis une chose gis nga victime de la mode li ci garaaw mooy boo ci nekkee il faut savoir agencer les couleurs savoir se mettre en valeur et pourtant mën nañ la bañ a taxé ci leneen mooy li may wax sànq rek gis nga bu la yàlla cëralee da ngay cëral sa bopp nit da ngay bëgg sa bopp jesner du pour rabu àll parfum du pour rabu àll moo tax bëy xasaw xun pour doomu aadama la saay tey maa ngi nii parfum góor am na parfum jigéen du ma tuuru parfum jigéen bu góor laay tuuru parce que c'est fait pour nous kon donc foofu laay xëy ne la góor yàlla noonu lay mel maanaam day def yëfu góor sëñ bi. mais comme ubbi nga brèche boobu dañ ciy def parenthèse rek. mooy coowal góor jigéen actuellement ni mu bëree ci dëkk bi diw day solu góor jigéen wala yor na couleur góor jigéen wala ñi ay góor jigéen vidéo yi ñu koy partagé ak yooyu loolu noo ko jàngatee yow. waa non mooy dëkk bu toj dañoo nekk axru zaman te dañuy fowee loo xamante ni ci àdduna ñi ñaa ngi koy def ay ree mais ëllëg day répercuté wu suñu kaw léegi ku jël sa caméra sa téléphone yaa ngi def fu dof di def lu la neex di ko jàllale nit ñi di la ci félicité gis nga ñi lay félicité ñooñu suba ñoo naan la tu as fait le con te jamono bu ñu demee ba jigéen yàlla ma yàlla baal yomb goo xamante ni si maanaam mar détail yi mais moo waral góor ñu bari du ñu am lu ñuy prouvé ti déglu bu baax li ma lay wax waxu mag laa lay wax te li ma lay wax nii booy seet suñuy jamono yaa 30 ans 40 ans tey suñu mag ñi nga xam te ni si ñoo ko fi baax la ñu yewoon tey wax leen ko dañ naan di xalaatuñ ko ci seen àdduna jigéen day am cher jigéen dafay cher du moins di bañ góor topp ko bay raam mais léegi jigéen ay topp góor moo tax góor dootul am ba du prouvé moo tax góor yàlla boo ko nekkul dëgg da ngay dévier parce que jigéen dootu la saf. jigéen dootu la saf moo tax ñu dem di. genn wàll gi te genn wàll gi yëpp xaalis moo leen ci dugal moddu ak jéem a bokk ak buzz parce que buzz bu xewee ci dëkk rek musiba am. mais am na ñuy accusé ne seen série xaaj bi yëpp ñoo indi problème yooyu parce que dañ ci dugal yoo xam ne moom lañ ko gis nañ ci yoo xam ne bon yeneen série la mais dañuy dugal ci yoo xamante bopp nit ñi soit coleen gi wala wow bët bi ñu koy def ci bopp xale yu jigéen ñi wala am ëpp ay kër yu rafet dañuy nekk ay xale yu jigéen yu rafet ñoo ciy nekk ay xale yu góor yoo xamante ne comme ni nga ko waxee léegi dañuy am nu ñu mel casting bi dañ koy def bu baax est-ce que yéen tamit amoo leen ci part de responsabilité seen série. non man je pense que série dafa am nu mu tëddee parce que quelqu'un qui prépare une série dafay préparer wu def post-production jël ay bagaasam teg ne man nii laa bëgg woote casting nag bu fekkee da nga toog demoo mais ñi ñëw la ñuy jël xale yu rafet yi peut-être ñoom ñoo sentir ne ñun dañoo bëgg def casting. est-ce que lu ñuy jël ñoo soxla xale yu rafet. waaw non xam nga loolu ça dépend ci directeur de casting bi ak waa production bi parce que aussi booy seet Sénégal on avait débuté benn affaire théâtre amoon na fi suñu mag ñi dañ naan poudre di dugg ci ay randal dëkk ci ay néegu ñax léegi nag loolu dafa dépassé wu. tey jii su ma ko doon def léegi ci série nga ne ma oh on a dépassé ça tey kenn ngeen bootul yére am na voilà bu njëkk ba benn caméra moo amoon da nga naan taxaw tiim waaj na ko voilà foofu nga wax arrêté fa ma ñëwaat reprendre la et tout quand même léegi make-up moo xew ay drone jël sa dégg sax da ngay xool jël sa téléphone sax di filmer xale yi di dañoo rafet macha allah góor ñi tamit am na ci ay jantal kër yi rafet na oto yi rafet yaa ngi ci dëkk bi xaalis a ngi ci dëkk bi yooyu nag moo tax tey exemple tey monde bi laaj loolu booy def série. mais xam nga loolu tamit est-ce que du benn illusion bu ngeen wane ci kanamu ki nga xam ne dafay xëy am problème sax lu mu ndekki ngeen di ko présenté loo xam ne ñu ngi koy dund Sénégal est-ce que tamit. non dogguma la di maquiller. non si looloo fi nekk xam nga exemple c'est ce que je dis tout le temps showbiz ak CDM c'est du top c'est pas du vrai genn wàll gi yëpp 90% c'est faux showbiz mook série ñoo yam ñun ñii di jouer série ku ci amul looy liggéey toujours moo wax ko boo ko gisee da nga koy yërëm en dehors de la série bi da koy mettre valeur mais bu génnee ci biir du ñu dem bari na ci ay artistes yoo xamante ni tey xew day am seen kër duñ dem ci seen mbokk yi
bu ñuy génn tant que amuñu passe taxi wala jël si wala duñ dem parce que amuñu xaalis amuñu salaire par mois dañ lay fay benn somme par nañ ci yow nga siiw te yoroo moom moo fi nekk de maquillage boobu nag laa lay wax léegi ñooñu nag tey am nañu kersa ku mel ni man nga xam man je m'en fous man mën naa sol short léegi dem romb jënd sama caaf dox ci mbedd mi mën naa jógee fii may liggéey dox ba fa ma dëkk man ça ne me dérange pas du tout mais am na ñoo xam mënuñ loolu dañuy feeñtale rek pour ñoom ëpp il faut les comprendre tamit parce que nit ñiy seetaan tamit aussi dafa am un peu d'ignorance parce que ñoom tamit aussi bu ñu gisee kuy feeñtale rek pour ñoom kiy jeexalul dara am na ci artiste boo xam ne ni dafa génn tey télé loolu lan demee ay mbokkam jógee dëkk ba ñëw seet si ko pour moom tekki na te du noonu donc il y a beaucoup de choses showbiz tamit noonu la demee da ngay gis waa ji toog di may artiste bi ay millions gars yi naan waa ji dafa yorul dërëm artiste bi sax da koy jox xaalis na ko delloo ma ko système de MEP la ñun xam nañ lépp saay kon sénégalais yi noonu yeewu ci loolu. mais est-ce que du yéen tamit yéen leen war a dimbali ci côté boobu. maanaam. xam na joué waale suñu réalité aussi parce que dañ doon gis ne série yu bees yi vague bu bees bi am li ñu joué lu réalité Sénégal parce que boo xoolee bërëb bi ñu koy joué da ngay mel ni beneen Sénégal bi ci kaw ngeen di joué. waaw mais parce que. Sénégal bi suuf daal da ngeen ko fàtte. mais Sénégal bi ci suuf la la. mooy banlieue bi. ak lan jafe-jafe yi ñuy dund yooyu. ngeen boole ko seen biir ay série waxuñu sax ngeen def ko carrément mais ngeen boole leen ci mais yéen Sénégal bi ci kaw rek ngeen di joué. mais ñun ñii ci banlieue bi lañ dëkk ñii joué série génn rek ci banlieue bi lañ dëkk banlieue ça ne veut pas dire que rek dafa bon. non mais waxuma ci côté boobu mais ngeen boole leen seen série ay pièces. non mais ñi ngi ci pourtant booy seet des fois je sais pas xaw ma nit ñi di seetaanee série wala di ko déglu mais ñun man damay clash des fois gars yi gis nga àdduna dafa am loo xam boo ci nekkee du chaque jour da ngay wane lu ñàkk même boo ñàkkee sax des fois da ngay sagu def dara parce que aussi toll tuñ ci monde boo xamante ni booy def série léegi da ngay onkook di métitloog di jooy sa série bi yëpp mais saa yi ñi nga xam dañoo ñàkk sax de temps en temps sax des fois ñu am mbégte c'est-à-dire que nit yaay sagal sa bopp yaay bëggal sa bopp fii kenn yoru fi lu ne gàñ mais am na woykat bu ko way 1000 francs noos 100 francs noos 200 noos kon donc ku ci nekk ni la suñu borom ci yàlla moo sàkk àdduna sàkk ay nitam. ku xewal sa noos kenn dàqula noos. kenn dàqula noos. léegi ñu ñëw ci série Idoles dellusiwaate lancement bi lu la gisuñu la ci. waaw lancement bi nag dafa tombeek ma xawoon tawat nag saa dëgg yàlla bëggoon naa dem lool mais dafa fekkoon ma tawat nag dëgg yàlla mais préparé naa tout pour dem dëgg yàlla préparé naa pour dem. am na ñu doon wax ci suuf sax naan est-ce que du da nga bëgg retiré wala affaire yooyu moo tax kenn gisu la ci. mais non mënu ma retiré wu parce que man Evenprod laa bokk. fa loolu sama yëf la Evenprod man maa waroon sax organiser lool mais dafa tombé nag sérieusement ma grippé te xam nga mënu ma woon tamit ni ma mel di ñëw ci xew mu mel noonu ay nit di la photo nga leen di wàll ak yooyu quoi wallahi azim. lépp jàmm macha allah. léegi sa diggante Carlou D gis nañ ne ku ko jege nga. mais dañoo gis ne dafay xaw a daal Carlou ni mu kuulee ak yow ni nga yëngatoo ak d'abord collaboration nu mu demee lan ngay liggéey ci staff Carlou D. voilà c'est important xam nga des fois àdduna il faut que le pour ak le contre Carlou tey su yëngatu woon mu yëngu rek du neex te dalu Carlou du dalu soof du dalu ñàkk kersa du dalu dafa yëg boppam dafa dalu tekk la pour tekk wan ko yoon c'est un gosse boo xamante ni il faut faire très attention xam nga lu tax man ma mën a nekk ak Carlou man la may wër ci ay doomu aadama yu bare dafa nekk ci Carlou nit ku tey nit ku dal xam li mu bëgg ba pare teg ko ci yoon ba pare kuy nekk ak moom dinaa xamal benn affaire nag ci moom noo def xam yàlla du imam nag du naayam mais nit ku fonk diineem la man je suis son directeur artistique maa yor tout ce qui est image am presque communication bi sax maa ko yor mais presque li may def yëpp moom mën na ko mais daf ma jox rôle grand frère jiital ma parce que dañoo war a liggéey maak moom mu jox ma cër boobu man it li may liggéey tamit mu gis ci boppam ñu continuer dem liggéey naa pas mal d'artistes am na ñoo xam ne def ma ak ñoom sax 48 heures moom j'ai fait ak Carlou 3 ans presque te ñaan naa yàlla def ak moom ay ati at parce que li may wër lu bari dama koo gis ci moom moo tax ko ba pare rax ci doole nag la muy way moo xajul ci bopp kenn na ko nit ñi bàyyi xel. kon en dehors de théâtre bi papa théâtre acteur bi nga doon affaire yooyu am na si leneen loo yëngatu loo xamante ne bu dul Carlou D wala yeneen yu gën a xamee.
waaw je suis dans une agence de communication fii ngeen ma fekk ni fii lay liggéey fii la ma yàlla suturaale mu ci yor sama njaboot dëgg yàlla def naa fay at yu bare bari donc ici je suis waaw non non attends xaalis kay moom am naa ko macha allah parce que su ma amee nit ñi am xaalis. non mais xaalis dañu waxuñu am nit ñi am waaw mais xaalis non xam nga am xaalis des fois nit ñi duñu comprendre dañuy yaakaar ne looy jël denc ci banque ba la wala looy téye nii xam nga xaalis ak alal bokkul man amuma xaalis alal la am. c'est-à-dire différence bi lan la. merci beaucoup xaalis moo xaj ci poos mais alal xajul ci poos tey 10 000 100 000 francs ku ko yor am nga xaalis waaye day jeex alal du jeex alal mooy nit ñi ak ay bien macha allah duma genre boo xam ne dañu naan la da ngay noos nga non man noosuma de gis nga yàlla bu la cërlee da ngay cëral sa bopp bu sa yàlla bu la jëlee fii teg la fee dama koy sant mu dolli dama koy sant bu baax yàlla bàyyi wu ma de saay alal ju bari laa yor macha allah. mais affaire yi am na xaalis aussi tamit acteur bi gars yi ñu ngi fay bu baax. bon ça dépend nag am na ñoo xam amuñu dara dañuy sóob série yi nga gis fi genn wàll gi yëpp ñi fiy fay lu bariwul benn somme lañ lay xëpp maanaam tëggum sabar ak sémmiñ la benn dóor ngay dóor mu fa pare nga ci yoruñu dërëm artistes yi ngay gis na leen nit ñi yërëm yoruñu dërëm yoruñu de ku ci amul sa liggéey bopp à part yoroo dara mooy show bi yow tey boo gisee yenn artistes yu bare di déborder di def ay bagages et tout di dof-doflu parce que seen entourage baaxul amuñu xaalis am na artistes yoo xam da ngay ànd ak ñoom doo am xaalis da ngay siiw rek te doo am xaalis am na yoo xam da ngay ànd ak ñoom siiw sa di nga am xaalis ça dépend ci nan ngay nekk ak ñoom. ok ñu terminer par balaa ma la jox mot de la fin bi. milieu bi ngeen nekk nii boo amoon loo ci dindi tey ji pièces yi théâtre xaw ma théâtre laa ko xaw ma téléfilm xaw ma kenn xamul ban genre la fi ñu toll nii. fi ñu toll nii soo amoon loo ci dindi benn remarque wala loo ci dindi lan lay doon parce que mélange de genre boo xam ne finalement on se retrouve. comme lan exemple comme lan sànq nee nga ma sunu culture ma bëggoon a laaj lan mooy sunu culture ñun Sénégal. waaw mais loolu parenthèse voilà xam nga temps bi mu ñu xaw waaw non xam naa temps bee nu xët mais dama ne la gis nga doom day nañu bàyyi di dugg ci détails yooyu ay noonu sunu culture may ñu lii da ngay gis koo xam ne day seetaan télé sax nga gis ñu gis ci ñaan ñuy fonante sax nga gis ñaan lii du sunu culture te suba te yow suba nga tudd bu ñu sunu culture ça veut dire que ñun baaxoo ñu du ko génnee comme ni nga koy génnee non doo ko génnee ça veut dire que loolu ñu moomuñu ko monde bi ñu nekk moo tëddee noonu léegi nekkatul lu ñuy taxaw di ko mun dañ koy wane nit ñi gis ko. saa yi loolu moomuñu ko nag. loolu moomuñu xam nga Sénégal dafa am kersa ak sutura. mais kersa ak sutura. sa religion yow sa religion lu mu la wax. man moo tax man mu bëgg Iran Ndao man Iran dama ko bëgg fonk yàlla na yàlla guddal fanam. Iran Ndao ci digg bi lay jaar gis nga nit ki boo koy jàngal da ngay jaar ci digg bi c'est 1 plus 1 égale 2. yamba boo koy tere nit day fekkoon nga ñam ko mais ku musul ñam yamba xamu ko mënul taxaw nit nan la bàyyil yamba effet yamba xamu ko nit loo koy tere da nga koy xam. foofu d'accord non si nit chaque jour mu tere loo xam du xam nu mu demee mais dañuy dellusiwaat si question. waaw su la neexee mais li ma la wax nii gars yi dañ ci xam ok. bon mooy boo amoon loo xam ne tamit da nga am possibilité dindi ko wala loo xam yaakaar ne lii neexu la ci seen théâtre bi ngeen di def lan lay doon. waaw man li ma neexul ci milieu théâtre bi mooy que nañu bàyyi des fois di jox gars yi yenn rôle yu bon pas jox rôle mais nanu bàyyi di dem bay sës sérieusement parce que d'habitude Sénégal léegi am nañu habitude loo xam ne la lii du suñu culture te gars yi des fois damay gis nag ñu xaw a dem ba xaw a déborder waaw dañuy ëppal te sérieusement man je te dis man am na rôle yoo xam ne du ma ko jouer te gars yi xam dañuy bind tamit aussi nañu xaw a jouer le jeu nit ñi comprendre li ci des mais nañu bàyyi di wane lépp parce que par exemple ban rôle bu ñu la ko joxoon tey jii doo ko jouer. man du ma jouer rôle góor jigéen du ma jouer rôle pédophile du ma jouer rôle gangster dëgg Sénégal gi parce que Sénégal dañuy jaawale la personne ak le personnage en fait dëgg fa neexee. mais est-ce que du contradiction ak li nga waxoon léegi parce que bu ñu xoolee doon violé. non man non pédophile bokkul bokkul viol la man li may jouer régisseur la am ay prisonnières yoo xam dañoo def délit indi leen sama kaso. may abusé ci ñoom. mais viol pédophile mooy xale bu am 14 ans 10 ans 11 ans nga egg ci ko foofu laa lay wax. y a une différence. si am na différence. kon loolu laa lay wax ne la man du ma jouer rôle pédophile. mais ñoo bokk kër rek. waaw mais bokkuñu nekk. waaw ñoo bokk kër. mais bokkuñu nekk. ok ma nangul la ko. ok. ce mot de la fin la bon sama mot de la fin tey wax nga lu ma neex parce que d'habitude gars yi dañu naan la sa wax ju mujj gi
loolu yàlla ci yàlla musal sama mot de la fin mooy di leen remercier Mati di remercier équipe bi aussi mes frères Henri aussi yow di la remercier parce que Sénégal bari nañ trop mais soo leen demee ba porter choix ci man aussi honneur la ci man dëgg fa neex yàlla kontaan trop ci yéen Henri aussi c'est mon frère moom nee naa ko maak yow ñoo bokk ndey ak baay moom kii moom vraiment dama koy ñaanal yàlla mu sori trop parce que c'est un jeune boo xam ne am na ambition xam na li mu bëgg di wax sama fans yi sama waa kër yi di leen siyaar di siyaar ñëpp ñi nga xam ñi ngi may béggee même bu mu béggeewul sax man dama lay siyaar parce que ñoo bokk réew mi te li may def du lenn lu dul wan li nekk ci biti li nekk ci biir laay génn ci biti mais menu ma noonu ndax su ma ko menoon amaana tey jii lu bari di ngeen ko xam ci man mais yàlla mi ma tiim xam na ne li may incarné du dara pour rek wane ay histoire ak yooyu daal di béggee tamit sama soxna samay njaboot parce que ñoom ñooy subir lu métti donc yal na leen yàlla may gudd fan ak wér di wax sama famille ak sama fans yi yal na leen yàlla mooy xolu muñ parce que tamit vous avez un artiste boo xamante ni mooy loolu yéen a ma gën a xam. te ñu xaar la ci kanam. te ngeen xaar ne fi mu toll nii yi ñëwee gën a garaaw non yi ñëw mais saa yi toj naa fi. merci. jaajëf.